waaw visite tey bi li ko waral mooy dañu tàmbali deqi gerte yi ndax ba leen fàttalikoo ba ñuy tàmbali campagne bi muy relance agricole post Covid 19 bu Diass ñëwoon nañ fii ci toolu Ngam ñëwoon ci tool yu bëri ci dëkk bi tey gi nag dañu ñëw pour lancer campagne bi pour wane ne la ñu jiwoon fii yàlla def na ci xewal ndax ku xool li xam ne yàlla def na ci xewal muy lu ma kontaan trop. mais li ma gën a bégloo aussi mooy li ma fi fekk jeunes yi nga xamante ne ñoom comprendre nañu philosophie wu programme bi ñu lancé nii fii ci Ngam damay remercier bu baax ASC Ngam remercier bu baax les jeunes et les femmes yi nga xamante ne ñoo toppatoo tool bi toppatoo tool nag mooy lan mooy ñëw labourer ko ba pare ji boo jiyee ba pare topp ko di dindi ñax bi di ko bay ba egsi fii kon lu jin njaag ñoom ñooy njaag ñoom la ñu war a wax gàcce ngaalaama comme ni ko alpulaar di waxee ma leen di gërëm di leen sant mais li ëpp importance surtout mooy engagement bi ma gis engagement bi rek leçon bi ma ci jàpp leen rek la mooy jeune u Diass bëgg nañ ku leen jàppale te ku leen jàppale ci wàllu mbay je pense que l'année prochaine li ñu jëndoon ci semence dañ ko jëndaat ndax xale yi dinañu denc semence pour déwén te dinañu utiliser gerte gi utiliser ngooñ bi te revenu yooyu ci ñoom lay dellu si waat une bonne partie en revenu direct et l'autre partie dem dans une mutualisation des efforts à l'échelle communale ndax commune certes am na ay responsabilités yoo xamante ne ci code des collectivités locales la ko jëlee muy les 9 compétences transférées mais commune dafa doon koo xamante ne mooy le démembrement de l'État au niveau local te lépp lu jëm ci développement wu localité bi commune waru ci mën a génne loxoom et je pense que lii ñuy def nii am na importance boo xamante ne même ñun sax dafa jéggi sunu liñ ciy séntu woon nee naa premier aspect bi mooy l'aspect psychologique nit ki jàpp ne mën naa tirer des revenus ci ay tool bu ndox amee ndox bi yàlla indi suba mën na am beneen ndox boo xamante ne yàllaa koy indi mais mën na ko jaarale ci yeneen loxo ba nga xamante ne mën nañ def système d'irrigation pour permettre nit ñi ñu mën a occuper wu 12 mois sur 12 wala lu ëpp ci at bi kon loolu moo ëpp importance ndax mbay ndox la jiw la engrais la toppatoo la. am nañ satisfaction bu baax ndax gerte yii defe naa ne ku ko gis xam ne vraiment gerte la waaw gerte gi boo ko xoolee mën ngeen ko filmer bu baax xam ne gerte gi boo ko dajee xoole bii ñett laa ci fekk foofu waaw muy gerte yu baax yu am solo yoo xamante ne ñi sant John xam naa ne buñ koy teeloon gis jeexal ko mais nañ ci liggéey rek moo am importance. waaye gannaaw gerte gi yaa ngooñ bi nga xamante ne tey ku xool lii xam ne buñ ko toppatoo bu baax mën nañ ci am ngooñ bu doy ndax ngooñ aussi bu ñu fàtte ne c'est source de revenu ndax saako ngooñ bu demee bay egg 5000 francs xam nga ne kon caaxaan loolu day wane importance su ngooñ man mi nga xamante ne éleveur laa en même temps xam naa ngooñ soxla bi ci nit ñi di am man li may dépenser ci ngooñ par mois xam naa ko te xam naa importance su ngooñ donc ngooñ baa ngi ci gerte gaa ngi ci mais gerte gi jeexital yu bëri mën na ci am bu ñu organiser wu bu baax mën nañ transformer gerte gi am ci ay tigadege femmes yi nga xamante ne ñu ngi utiliser gerte ci yeneen i anam mën nañ ci gis seen bopp mais bu ñu fàttee semence ndax semence bokk na ci li nga xamante ne dañ ko war a conserver pour que déwén mu gën a yomb ci ñun ma gerte gi dinañ ci jël ay échantillons yónnee ko au niveau de l'ITA yónnee ko au niveau de l'ISRA yónnee ko sax dinaa demander sax dès lundi pour que ñu jox ma ci ay échantillons ma fexe ba le ministère de l'agriculture à travers ses démembrements ñu gis qualité gerte Diass qualité boobu je pense que après li ci des am na beneen travail de certification bu ñu ci mën def pour que suba ñu mën a sax gën a comprendre l'importance de l'agriculture dans notre localité lii ñuy def nii du yëfu cuune xam nañ bu baax dafa am benn cadre logique bu waral lii li nit ñi gisul sax moo ëpp importance moo gën a yaatu parce que Sénégal nee naa lépp importance mooy comprendre les politiques publiques nga comprendre également yan bunt nga war a ubbi demee pour gën a yaatal mbir mi loolu moo ci ëpp importance te incha allahu loolu dinañ ci dox wax ci am na yeneen surprise yoo xamante ne sax eggaguñ fa mais buñ demee ba egg fa dinañ xam ne tâtonné wuñu
programme bi bañ koy initier jël Djibril Seck nga xamante ne jàng na loolu nekk suñu biir ñu dénk ko Djibi dox ko ci sutura fii ngaam ñoom Khady ñoom Omle ñoom Pape Diouf ñoom Moussa Yama piloté loolu liggéey ko ci sutura ba affaire bi egsi fii kon loolu c'est un cadre logique boo xamante ne dañ ko dessiner am na ci jeexital yoo xamante ne d'ici 2-3 mois di ngeen ci gis yeneen facette ndax kuy raam du saxat fa nga jëm am na ñoo xamante ne xëy na buñ ko teelee xam duñu comprendre te bu ñu comprendre wul mën nañ ko yàq mais ñun fa nu jëm xam nañ ko bu baax li nu ñor du leneen lu dul développement wu localité bi loolu rek nu ñor amul leneen lu nu ñor fexe ba localité bi gis boppam ci développement local ci développement national te Diass commune la boo xamante ne borom xam-xam daf fi bëri jóge fa njaat bu roox ñëw xolpa ñëw dagg ñëw mbayaar raafo samkej jóge fa dem ciki egg ba Daaru Salaam ñëwaat altubel dem pëlga banja mbambara banja seeseen doobur kireen ak Diass lumung bi quartier par quartier dañ ko xam xamantu ñu Diass rek on tâtonne pas man li ma jàng à l'université mooy là où tu peux mesurer n'évalue pas mesure foo mën a natt bul xayma bul taxaw rek ne affaire bi ngay tâtonner dañu xam Diass xam quartier Diass xam village yu Diass bu nekk ñaata la même lay mesurer xam superficie Diass xam le nombre de structures de santé yi nekk Diass xam le nombre d'écoles jàpp leen loolu xamantu ñu Diass dañ ko xam expertiser ko téye ko sur des bases claires te incha allahu bés bu ñu demee ba yootu commune bi rek moo ci des dinañ xàmmee ñiy raasaatu ak ñi dul raasaatu générosité lañ ciy àndal nag générosité lañ ciy àndal ak xam-xam ak fexe ba borom xam-xam yëpp lëkkaloo vers ce développement là. Si nous parlons le même langage si nous travaillons ensemble ëllëgu Diass mën na gën a neex mën na gën a yomb parce que dans les 10 prochaines années Diass mën na bokk ci juróomi communes yi ñu gën a citer en exemple dans ce pays à condition qu'on travaille ensemble à condition qu'il y ait cette générosité intellectuelle à condition qu'on choisisse les meilleurs fils de cette localité jërë ngeen jëf